commission ad hoc bi nga xam ne sampoon nañ ko nag Cheikh Bamba Dièye ak ki nga xamante ni bi moo di Moustapha Guirassy génn nañu si daan nañuy jëbbal pencum ndawi réew mi seen démission dinañu déglu ay kàddoom moom si njëlbeenu xibaar yi Cheikh Bamba Dièye ziar annuel maanaam at mu jot ziar bi nga xam ne moom la ñuy amal sa Léona Niassène at mi dinañ ko amal donte mbas maa ngi si réew mi buñ sukkandikoo si xalif général Cheikh Ahmed Tidiane Niass bu Léona Niassène moo yëkkati kàddu yu ni mel ay kàddoom dinañ ko teewlu ak Adama Sarr mi ngi teewal si diwaanu Kaolack ak li nga xamante ne bi moo jëm si set setal yi ñu door fan yëpp nag ak li nga xam ne moo di opération GRDC di mbalit mi nga xam ne dañ koy jële foofee jëwriñ ji yor wàllum set geeg sell gi di Abdoulaye Seydou Sow amoon na fi tànki nemee ko ngir saytu liggéey bi nga xamante ne bi doon nañ ko foofee ay bés a ngi nii dinañ ci ànd ak Adama Sarr mbokk yi li mooy li nga xam ne moo gën a fas si biir jotaay nees kiis ñu def si faram fàcce. Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy tekk nañu seen ndombal tànk ci commission ad hoc bi ci pencum ndawi réew mi ngir yëkkati mbalaanu kiiraay député bi nga xam ne moo di Ousmane Sonko lan moo waral lu ni mel ay kàddoom ñu teelu ko ak Omago Robert Niang. Assemblée nationale comme démb sa jamonoy Khalifa Sall dafa taxaw rek ci fas yéene doon surga wala ndunguru lii nga xamee ni moo di exécutif bi jaar ci juge d'instruction bi ak ministre de la justice te ñun ñu jàpp ne rôle commission ad hoc mooy mu taxaw pour parlement bi comme taxawaayu juge d'instruction leeral mbir yi càmbar mbir yi dox ci gëstu ci ba mën leen wax yan yoon la ñu jàpp ni moom la ñu war a jaar jëm ci lii nga xamee ni moo di lever immunité parlementaire u Ousmane Sonko ñu bëgg fàttali askan wi ni Ousmane Sonko ci biir assemblée nationale député la doomu aadama la boo xamee ni ay sénégalais ñoo jël seen baat jox ko pour mu représenter leen sa assemblée nationale te loolu du lu tuuti loolu laa ne dañ ko war a jox cër dañ ko war a jox akam ba donte ab simple citoyen la dañu war a jaarale ay mbiram ci yoon bañ ko parax-paraxee bañ ko yàkkamti li ñu gis ca biir commission ad hoc ba mooy yàkkamti gu jéggi dayo boo xamee ni dara justifié wu ko boo nanguwulee sa nawle nga teg ko ci yoon atte ko ca na nga ko war a attee boo nanguwulee yow mi nga xamee ni yaay représentant wu sénégalais yi nanguwulee dox ca biir dossier ba xuus ci xalaat ci pour mën a fonder sa intime conviction dëgg-dëgg loolu laa ni yanuwul maanaa jaaduwul te ku fa des ku nekk yow ak ñoom yéen a bokk sa ñaawteef ga ngeen di def te ñun nag fas yéenewuñu benn yoon bokk ci loolu. mbir yooyu jëm si mbir Ousmane Sonko ñi nga xam ne ndaw yi ñu tegoon loxo te ñu ne dañ leen di bu ndoxataal si biir prison yi takk der yi nag génne ab xaatim di ab communiqué ngir daal di dànkaafu mel ni sax ñi bu ñu sukkandikoo société civile bi la ñuy xupp société civile bi ne ñoom loolu ñuy yëkkati ay kàddu jaarul yoon Seydi Gassama mi nga xam ne mooy njiital Amnesty International bi nekk si réewum Sénégal ñaawlu na ko bu baax a baax ay kàddoom ñu teewlu ko. communiqué police communiqué la boo xam ne ñun ñu ngi koy considéré comme menace boo xam ne musuñu ko ñun défenseur des droits humains musuñu ko am fii ci biir dëkk bi ñu fi commencé liggéey ba léegi waaw ndax torture pratique la boo xam ne yàgg na ci force de sécurité sénégalaise mu police wala gendarmerie ñi nekk tey ak Macky Sall yéen a Macky Sall moom dañ ko torturé wul waaye ñi nekk ak moom muy waa kër Landing Savané muy waa kër Ablaye Bathily ak ñeneen waa kër Ablaye Wade ñi nekk ak moom te ak ñi nekk ci biir opposition ñi bëri ci ñoom n'est-ce pas dañu leen mosoon a jàpp torturer leen ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan donc torture am na fii chaque année ñu ngi koy documenté chaque année ani ñaa ngi dee ci biir commissariat yi te leen rey mooy torture kon torture boobu Sénégal dafa signé ay engagements internationaux au niveau des Nations Unies ne dafa fas yéene xeex torture te torture du am en public torture day am ci biir néeg lay am torture benn témoin rek moom moo koy fekk maanaam ki nga xam ne moom la ñuy torturer kon kooku su dee amul ñu ko taxawal ci biti n'est-ce pas yëkkati seen baat laaj pour que ay enquête am laaj pour que ñu topp ñu ko def booba xeexum torture dootul am fii ci biir Sénégal ñoom ñi nekk tey au pouvoir dama bi ñu nekkee opposition n'est-ce pas ñoom ñu daan woo di ñuy wax ay kaw torture yoo xam ne ñu ngi ko doon def seen militants yi waaw ñi nekk tey au pouvoir kon liggéey boobu la ñuy continuer ba tey duñ ko changer parce que ñun duñu ay politiciens ñoom seen intérêt la ñuy topp suñu nekk opposition dañuy jëlee engagement suñu nekkee pouvoir n'est-ce pas ñu changer seen discours ñu nag discours bi ñu amoon démb moom la ñu am ba léegi duñ ko changer te incha allah fas yéene ñu continuer di liggéey.
jaare Léona Niassène dina am ren donte mbasum coronavirus mu ngi ci réewum Sénégal fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñu dëgmal lañ koy amal bu ñu sukkandikoo ci kilifa gi di xalif général Léona Niassène bi nga xam ne moo dëggal lu ni mel Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayna ñu daal di teewlu ki nga xamante ni bii moom la ñu toftal nag ci imam ba foofee sa Léona Niassène Mohamed Ibrahima Niass moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ak Adama Sarr. ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen ziyaara ci ndigalal sun baay di sun sëriñ di sun xalifa di xalifa Niass di Cheikh Ahmed Tidiane Niass ibnul xalifatul xaaji Mouhamed Niass ibnul xaaji Abdillahi ibnu Mouhamed fa tabarakallahu di leen woo ci bés boo xam ne bésu lislaam la bés la boo xam ne bésu defaru la bés la boo xam ne bésu taataan la bés la boo xam ne bésu xéewal la fa tabarakallahu mu bëgg xéewal gi ak taataan gi ak defaru gi yépp fa tabarakallahu ñeexal réew mi ñeel adduna bi muy lan muy ziyaara Léona Niassène bi nga xam ne fa tabarakallahu 1922 fa tabarakallahu ba léegi ñu ngi koy def di ñaan yàlla àggale leen ko ci sago moom fi mu ne nii mi ngi ci biir ziyaara bi moom njaboot gi waaye ne termination bi le 13 mars la mu bëgg nag ñëpp teew mu jël nag xëpp leen tuur leen ba kenn ku nekk fa tabarakallahu nga xam ne da nga yëg ne ziyaara Léona Niassène am na ci Sénégal am na ci àdduna bi rawatina temps yi nga xam ne réew mi jaxasoo na àdduna bi jaxasoo na ci tawat yi ak feebar yi ak ñàkk déggoo yi ak wax yi nga xam ne tegginu hut yooyu yëpp sëriñ bi neen da nga ko fasaale ci bés bi. li jaxase àdduna bi bokk na ci mbasum coronavirus tolluwaayam si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi si ñaari junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi nga xam ne def nañu ko ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo si am yees mbasum coronavirus ñi nga xamante ne bi xam nañ ñeneen ko wàll ñu ngi toll si téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee di cas communautaire yi téeméer ak juróom fukk ak benn la bis ni ki tey ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom-ñaar ñooy ñi nga xam ne ñoo si wér juróom fukk ak ñeent ñu mu lottal ak fukk ak ñett ñoo xamante ne bi faat na leen kon jamono ji lu toll si ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo ñi nga xam ne ñu ngi faju si mbasum coronavirus li nga xam ne nag ñëw na ngir daal di faagagal mbas mi di ñàkk yi nga xam ne yegsi na si réewum Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xam le nag fii ak ñetti fan lu mu néew dina daal di wasaaroo si réew mi yëpp ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb bañ doon samp kuréel yi nga xamante ni bi mooy door wasaare ñàkk yi si réew mi ñu teew lay kàddu moom jëriñ yi nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram. président daf ñu digal ñu gaaw commencé vaccination bi moo tax tey foo dem ci Sénégal rek gouverneurs yi médecin chef de région yi ak médecin chef de district yi pare nañ pour donc jot seen vaccin commencé liggéey bi moo tax tey ci suba ma ñëw fekkee lancement bi xamante ne moom mooy donc yóbbu vaccin yi au niveau de chaque région bon nag camions yi nañ dem léegi bu ko defee fekk ñett ba ñeenti fan foo dem ci Sénégal di nga fekk vaccin yi nekk fa ñun nag li ñu def mooy bi ñu président santé ñu gaawal mbir mi dañu teg benn comité boo xamante ne moom mooy surveiller di contrôler lépp luy jëm ci vaccination bi comité boobu ñu ngi koy installé altine mais talaata déjà dañuy lancer opération bi ñëw commencer vaccination bi bu ko defee région bu nekk mën nga commencer gouverneur bi nag ak médecin chef de région ak district yi ñoom ñooy diriger opération yi ci région bu nekk loolu moo ñu mën a tax ñu réussir vaccination bi région bu nekk nag gouverneur bi ak médecin chef de région bi ak district yi ñoom ñooy xool ñan nañuy jëkk vacciné ñooñu effectivement la ñuy vacciné ci région bu nekk bon nag bu mbir bi pare danañu mën a seetlu ne donc région bu nekk vacciné nañ fa ñëpp ñu fa war a vacciné parce que mbir mi urgence la d'abord mais ensuite suñu objectif mooy fexe ba fekk campagne bi di jeex Sénégal yi yëpp ñu war a vacciné ñu vacciné leen. département bu Mbour ñi nga xam te ne ñoo bokk ci COSER ñoom bu ñu sañoon nag ñàkkee daal di daj ñi ma war a laal ñëpp war a nag ñu taxaw ngir bàyyiloo xel askan wi ci njariñ yooyu leen ñàkk ñu teewlu ci Abdoulaye Diouf mi nga xam te ne bii moom mooy coordinateur département bu Mbour ci COSER ñu teewlu ay kàddoom ak Mountaga Kane. ndax président gis nañ ne bi corona bi commencé ba tey vraiment def na ci ay jéego yu am solo ba Sénégal boo xoolee moo nekk 7e ci pays yi nga xam ne ñoom ñoo gën a def effort par rapport ak corona bi. moo taxoon bi ñu ñëwee avec les camarades vraiment on a discuté waxtaan nañ ci loolu donc ñu profité ci occasion bi di sant le président di ko remercier mais aussi
waxtaanaale parce que instant yi ku ne xam na ne feebar bi li ñu ci mën a jëlee rek mooy ñekku donc ñekku bi rek moo ñu ci mën a dimbali comme médecin yi loolu la ñuy wax parce que am na loo gis rek ak ki nga xam ne moom moo ci xam dara domaine am la donc te médecin yi nee nañ bu pandémie amee vraiment li nga xam ne moom moo koy réglé mooy ñekku président aussi def na ay jéego parce que andi nañ keroog 200 000 doses yoo xam ne dinañ ko commencé pour les personnes vulnérables li ñu mën rek mooy xool naka la ñu mën a apporter suñu soutien suñu doole suñu kattan pour sensibiliser nit ñi dem gisi imam yi gis chef église yi gis chef de quartier yi gis vraiment bàjjenu gox yi gis les présidents d'ASC ñëpp ñi nga xam ne war nañu mën a participer à la sensibilisation pour ñu wax nit ñi ne leen nañu ñekku parce que aussi yaakaar naa ne médecins yi ak président de la République dafa andi loo xam ne day lor askan wi. ñu wax lu jëm si wàllum njàng meeg njàngale mi ak ndongo yu lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye yi nga xam te ne bi taxawal nañu ak la ñu duppee seen gouvernement scolaire ki nga xam ne moo di njiital gouvernement ba nag daal nay wàcc ci kanam sart yu mag ya di conseil constitutionnel bi nga xam te ne bi moo tëkk njàng meeg njàngale mi moom nag li nga xam ne jooyal na si ab taxawaayam moo di lu jëm si sàmm ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ñu ànd seeg Mamadou Lamine Fati. bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel président gouvernement scolaire bu Seydina Limamou Laye ngir mu waat ci kanamu ay ñoñam def nañ ko fii si lycée bile ci waxtu ji nga xam ne ñu ngi nekk ci waxtu bu doy waar di mbas mile. cérémonie bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekkee ci assemblée nationale bu école gile ak ñi nga xam ne ñoo nekkee ci gouvernement scolaire gile teg nañ leen ku ne sa place. activité bu nu mel kii di président ak ñi nga xam ne ñoo nekkee ci conseil constitutionnel bu lycée bi ñoo ko teewee. Et devant le président du Conseil constitutionnel, je jure de remplir fidèlement la charge de président du gouvernement scolaire du lycée Seydina Limamou Laye. ci payoru jàngalekat yi nga xam ne ñu ngi koy laaj waxtu yile kii di président gouvernement scolaire gi mu ngi leen di taxawal ci ñaxtu yooyu le ñun en tant que élève ñu dañoo jàpp ni professeurs yi ñu ngi seen droit plus que droit ka mën naa ko wax parce que tey jii ñoom lu ñuy kaas yoon la nañ leen fay seen indemnité de paiement correction. parce que mënoo fay kii fay kee mel ni ñoom dañu am xaajalante seen biir élève bu nekk terminal dina cotiser 6 000 francs pour def examen tey 6 000 francs yooyu ñu jël n'est-ce pas moom la ñu war a jëlee fay professeurs yi pourquoi pas 6 000 francs ñu jël ko sur le champ élève bu ñu ko jox élève bu ñu cotiser professeur suñu paree sur le champ ñu fay leen sa correction man ce que je peux pas comprendre tey jii su nekkoon benn ministre mooy dem voyage wala dem mission comme professeur yu ñu dem mission balaa moo quitté réew mi dañ koy jox indemnité am. président bu ees bi nga xam ne bi mooy ñaareelu yoon ñu koy tàbb joxe na tëralinam yu mu nar a def ak di woo ay ñoñom ñii di élèves yi lee ñu bàyyi xel bu baax a baax matuwaay yu ñu mën a jël ngir aaru ci mbas mi lee. bëgg naa tey jii konte man dama wuyoo sama innovation dama ne damay yeesal kon képp ku yeesal rek innovation da ngay yaatal lu bëri bëgg naa def ay journée de sensibilisation maanaam di waxtaan ak élèves yi si wàllum Covid ne leen Covid am na gën a waxtaan ak tey jii élèves yoo xam ne si yeneen cadre de vie tamit en plus laa def bëgg def ay journée de reboisement ay journée de set setal pour environnement wu école bi. xanaa rek di waxaat élèves yi pas élèves yi sax mais en tant que président maa ngi woo sama mbokk président yëpp njiit président yëpp ñu dem seen biir école def ay journée de sensibilisation pour sensibiliser élèves yi wax leen ni coronavirus mu ngi fi. assemblée nationale gouvernement scolaire gi de ci jiite conseil constitutionnel bi ñoom taxaw nañu ngir teeru waatu président bu ees bi nga xam ne falaat nañ ko ci gouvernement scolaire bu lycée Seydina Limamou Laye. Mamadou Lamine Faty ñu wutali Kaolack foofee nag ñu ngay wéyal ay bés yi nga xam ne moo jëm si wàllum set setal ginnaaw bi nga xam ne dooroon nañ ko si réewum Sénégal jëruñ jër wàllum woowee di Abdoulaye Seydi Sow demoon na fa nemmeeku ji nag doxin ba waaye tamit fekk na fa ki nga xam ne moo di Mariama Sarr bi maire ba ñoom ñëpp nag jàpp nañu ne lii lu am solo te tax dina mën a tax ñu mën a fegu si mbas mi ak xeex wasaaroom moom Mariama Sarr di soññ askan wi ngir ñu wéyal lu ni mel Kaolack ñu dem fekk fa Adama Sarr. ngir fexe ba suñu gox yeeg gox-goxaan ñi tàggoog lii di mbalit nag nguurum Sénégal daal dina si taxaw temm ngir li ni mel daal di fi jógee loolu nag moo waral bo ki nga xamee ne moom lañu dënk wàllu googule nag amaloon ak tukkib nemeeku fii ci Kaolack ñëwoon nag seet si liggéey bi nga xamee ne waa UCG ñu ngi ko fi amal. xam naa ne jafe-jafe bi gën a rëy bi ci gën a rëy bokk na ci gestion mbalit mi naka la ñuy def ba Kaolack set wecc te mu yàgg. parce que mën na set ay fan mais après ñun ñi ñëwaat mbir mi yàquwaat moo tax président ci loolu li nekk Kaolack nag du Kaolack rek la nekk ci dëkku Sénégal yëpp ñoo am problème boobu président ci xalaatam defoon na UCG mu yokkaat léegi beneen programme bu nga xam ne moo gën a yaatu mu tuddee ko programme zéro déchet programme zéro déchet dafa ne Dakar na set li ñu doon def Dakar nañ ko continuer def waaye li ñuy def Dakar nañ ko def ci dëkk yëpp.
jamono mbas mi ñu nekk sax war na tax nag ba ñu gën a xeex li nga xamee ne moo di wàllug ñàkkub cet ngir rek mucc ci li nga xamee ne moom moo di feebar yi. mbas mi war nañu que set ak toppatoo sa dëkkuwaay ci aar sa bopp la jàpp nañu bu fekkente ni amul cet aaruñ suñu dëkkuwaay bu dul mbas mi sax yeneen feebar danañu menacé. maire bu Kaolack nag di woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu def ko seeni moomeel te xam ne kat cet ci jaamu yàlla la bokk. yi la maire bi commencé woon di teg ci mbedd yi avec la coopération turque ñu amoon ay benn teg ko mais nit ñi da ngay gis ñu sotti mbalit yi ba mu déborde. tey bu ñu gisee tey ministre de l'urbanisme am programme bu ambitieux bii teg ko ak point normalisé yi du ñu def lu dul rafetlu ko te mu nar a am contrôle boo xam ne wax dëgg yàlla mbalit bi dootu déborder loolu rafetlu nañ ko torop may dénk Kaolack yi rek pour finir ne leen lii mën nañ ne trésor la. naaw ay fan nag bi waa UCG tàmbalee li nga xamee ne nag moom moo di opération bésub setal jëwriñ gi ñu dënk nag wàllu googu ñëwoon na fi ci Kaolack nag doon nemmeeku tolluwaayu liggéey bi nga xamee ne tàmbali nañ ko ñu fas yéene ko nag wéyal ci dëkk yi nekk ci Sénégal yëpp. Adama Sarr di ko jaajëfal ñu jeexal ak lu jëm ci xibaar yi biti réew ak fi nga xamante ne bi moo di Niger benn xët la ñuy def foofee nga xam ne ñu ngi nekk ci jëm ci ñaareelu tour yi tey jii sax lañ ko door di ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ci jëm ci pal ki nga xam ne moo di njiitu réew mi lu toll ci juróom-ñaari million ak genn wàlli ay doomi Niger ñoom ñoo war a dem nag ci mbañ gàcce yi ngeen tabb ki nga xamante ne bi moom la ñu bëgg mu jiite seen réew candidat yi nag ñaar lañu kenn ki nga xam ne mu ngi nekk ci parti bii di PNDS nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi Mohamed Bassoum moom moo nekk seen candidat ak dina janoo ki nga xam ne nag mooy candidat bu RDR Tchadji di Mahaman Ousmane di loo xam ne nag taarix te na ko jàpp lool ndax réew moomee dafa mel ni jokkaloo goo xamante ne bii lépp ci yoon la war a jaar te daal di jaar ci li nga xamante ne bii moo di kaaraange gu mat sëkk day mel ni guléet la nar a doon ci yële élection foofee ci diwaanu Niger mbokk yi loolee moo la laaj ci jotaay bi la xibaar jaajëfal leen ci teewlu bi jaajëfal équipe technique bi ci réalisation bi beneen jotaay 18h45 lay doon ma ci dig daje ci biir la Total ak Adama Nuskaba ngeen am xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ak ki nga xam ne moo di Osman Monique Sagna ñu yendoo ak jàmm